jigéen bu wan lor nag te dinaa ko bamtuwaat bu fekkente ne yaramam may na ko amul benn feebar bu ñu nemmeeku ci yaramam bu fekkente ne benn docteur waxul ne ku koy suivre walla sage-femme waxul ne kii kat tey jii bu wooree mën naa am ay njeexital ci li nga xam ne lor bi mu wann maanaam ci doom ji nekk ci biir bi bu boobaa wax dëgg yàlla mën naa woor léegi nag ñu laaj lu am solo lan mooy tax ba jigéen bi wann lor du mën a woor loolu nag dama ko bëgg a def ci ñaari pàcc benn pàcc bi mooy feebar yi nga xam ne bu ko dalee walla ak condition yi nga xam ne bu amee du mën a woor bi ci njëkk mooy bu fekkee ne dafa am lu ñuy wax ci tubaab signe sympathique de grossesse waaye jigéen bu wonee ay lor mu nekk lu yees ci moom ñëw ci biir yaramam dëkk ak moom wax dëgg yàlla ci ñetti weer yi njëkk yi day am ay yoo xam ne da koy faral di dal maanaam xel mi day teey muy wëccu di am ay miir yu ndaw ak ay yeneen yu sew sewaan loolu la ñuy wax signe sympathique de grossesse loolu ci ñetti premier trimestre bi lay am yooyu nag dafay wuute ci nit ñi am na ñoo xam ne signes yooyu du bare lool mais am na ñoo xam ne yooyu noonu ma tudd da leen di sonal trop surtout wëcc bi am na ci jigéen ñoo xam ne bu ñu wonee lor wëcc bi dafay tar bu boobaa nag ñëpp xam nañ ne wëccu àndut ak woor bu boobaa kooku moom du mën a woor beneen bi ca topp mooy bu fekkente ne ki nga xam ne moo lay seet di la toppatoo ngeen waxtaan mu gis ne yow mii kat boo wooree ba weeru koor bi jeex dina am jeexital dina am lu mu jur ci sa lor bi nga won bu boobaa itam kooku woor bi teggeeku na ko bu fekkee itam danga won lor di dem visite ñu gis ne yow kat li nga won ay seex la walla lu ko ëpp bu boobaa itam dana jafe pour nga woor li ñuy recommander ci grossesse gémellaire mooy wax dëgg yàlla nga bañ a woor parce que la muy laaj ci énergie ak la muy laaj ci wér-gi-yaram ak toppatoo dafay bare bu fekkee itam jigéen bu wann lor dafa ñàkk deret ñu seet ko li ñuy wax anémie kooku tamit duñ ko recommander ne na woor bu fekkee itam jigéen bu wann lor la boo xam ne aussi dafa dëkkaale ak feebar demee ni surtout ak diabète kooku c'est une recommandation contre-indication formelle jigéen wann lor boole ci am diabète moom warta woor loolu la ñuy wax contre-indication formelle bu fekkee itam jigéen bi wann lor dafa ànd ak li ñuy wax feebaru tension li ci gën mooy bu mu woor parce que am na lu ñuy wax ay toxémie gravidique ak yi ca topp ay feebar yoo xam ne jigéen bu wann lor am tension mën na koo am mu mën a am njeexital ba muy wasin sax loolu tamit dañ koy recommander mu bañ a woor yii daal ci gàttal mooy yi nga xam ne wax dëgg yàlla jigéen bu wann lor su ko amee jarul muy woor beneen pàcc bi ma la bëggoon wax parce que dama ne la woon dama koy def ñetti pàcc day fekk aussi ci ban weer la toll koor gi bi muy ñëw fekk na moom wann na loram ci ban weer la ko fekk moom ci grossesse bi parce que dafa am ñaari pàcc ci grossesse yoo xam ne yu jar a bàyyi xel la mooy premier trimestre mooy ñetti weer yu njëkk yi ak dernier trimestre bi premier trimestre ñetti weer yu njëkk yi waxoon naa ko sànq amaana day am
yenn signes yi maanaam signe sympathique de grossesse yi maanaam ay wëccu ay miir ay bopp yu metti ay yaram yu metti yoo xam ne daal ça dépend nag ci jigéen ñi bu fekkee dafa tar ci jigéen bi moom ala kulli xaal woor bi teggeeku na ko mais nag buñ def comme ñoo séeréer yi mbokk Ndofeen yi maanaam buñ nalee weer bi teggeeku na ko boo muccee yàlla defal la jàmm itam da ngaa war a fay na leer weeru koor jigéen man nag comme li may wax rek bëgg maa dugg ci affaire àlluwa bi parce que guddul lool waaye am na nag lu ma ci xam damay bañ yow suba Ablaye Diop ñoom Ablaye Diop ak ñoom may sa naan kii daal day jaay affaire oustaz jaayuma affaire oustaz jàpp naa ne jigéenu wérul bu fekkee ne weeru koor moom jàpp na ne mënta woor bu génnee ci woor ba yàlla bu génnee ci ëmb bi ba yàlla may ko jàmm dafa war a fay loolu moom ala kulli xaal loolu moom ku ko weddi nag comme gars yi ñoom fii dañoo mën a weddi ñaan docteur Guissé léegi day jaay oustaz nañ laaj oustaz mu wax ñu lu wér ci loolu waaw donc bu fekkee ne wëcc yi dafa tar ci premier trimestre donc wax naa ko donc kooku woor bi teggeeku na ko ci dernier trimestre bi tam lu am solo la jigéen bu wérul bu fekkee ne koor gi da koo fekk mu nekk ci 3 weer mu jëntalu ëmbam il faut mu def attention parce que foofu dafa laaj énergie bu bare te ci scientifique yi sax nee nañ ci 3 weer yooyu bu ñu jëlee développement xale bi mu ëmb bu ñu jëlee développement am daal di koy xaaj 3 pàcc 2 pàcc développement bi yëpp ci 3 weer yi mujj yi la donc day laaj énergie bu bare boo xam ne boo wooree amaana doo ko mën a am te boobu tamit ngay préparé wu ci affaire mucc beeg yooyu moo tax ci premier trimestre bi wax naa ko bu fekkee ne signe sympathique yi dafa bare woor bi mën na la teggeeku ci dernier trimestre bi aussi bu fekk parce que dernier trimestre bi importance bi mooy les 2/3 du développement de l'enfant de ce dont l'enfant a besoin ci foofu la ci dernier trimestre ñetteelu pàcc bi ma la wax ne ci laa bëgg a ñëw pour affaire contre-indication yi mooy ci suñu dëkk yi période bi nga xam ne moom la koor gi ñëw bu fekkee ne période été la le jour est plus long te day gën a tàng woor bi mooy gën a gudd ci été parce que jant bi day teel a feeñ naajee fenk donc période été bu dee koor gi mois de ramadan bi dafa tombé ak période été woor bi dafay gën a gudd ba pare dafay gën a tàng ci période boobu donc dafay mar lu bare te wax dëgg yàlla jigéen bu wérul day soxla aussi di naan ndox bu bare di am ay énergie bu bare donc comme woor gi nag day gën a gudd ci période été bu boobaa bu fekkente ne moom jàpp na ne dana ko andil ay gàllankoor wala mën na koo sonal woor bi mën na koo teggeeku ba yàlla may ko jàmm mu daal di fay weeru kooram léegi nag wax dëgg yàlla woor affaire benn nit la maanaam nit ki gannaaw ba mu doonee jullit moom moo mën a jël ci moom décision ne man damay woor gannaaw ba nga xamee ne charte yëpp tegu na ci moom mais comme nee naa la bu fekkee ne da nga am gàllankoor mënoo woor te ci biir gàllankoor yi am nañ ci waxtaane yu bare te ma ne la jigéen bu wérul bokk ci mais jigéen bu wérul bu mënul woor tamit ba wax naa ko li ñuy wax décision individuelle dafay ñëw décision individuelle maanaam man docteur Guissé man maay xool ne jàpp ne man mii kat mënuma woor ma bañ a woor
jàpp ne man mii mën naa woor ma woor. mais bu fekkee ne da ngaa nekk nag jigéen bu wérul te bëgg a woor li gën mooy nga waxtaan ak sa sage-femme bi lay suivre wala nga wa illaa nga waxtaan ak sa gynécologue wala infirmier bi lay suivre bu dee ci village yi la ngeen waxtaane ko diisoo ba mu xelal la bu fekkee ne mën ngaa woor nga woor ci jàmm. loolu dina tax lépp lu ci nar a am aussi mu mën ko kii. beneen affaire bi may bëgg a wax mooy bu fekkee ne nag léegi nag dem nañ ba loolu yëpp mate ba nga dugg ci koor gi nag dëggal sa bopp bu boobaa nag il faut nga xam naka ngay dundee koor gi, naka ngay xamee tamit li ñuy wax les signes avant-coureurs d'une complication ci sa ëmb boobu.